téléspectateur yu ITV di dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Balla Diop nekk secrétaire général bu collectif des acteurs de l'eau en sachet tey jii nag lu ñu fas yéene waxtaanee mooy lépp lu jëm ci wàllum sachet plastique yi rawatina nag sachet yi nga xamante ni moom mooy def ndox ndax gis nañ ni gouvernement bi génne woon na benn arrêté di leen xamal ni mbir mi ak fu feebar bi toll mën nañ ko wóyee ni ba feebar bi jeex waaye am na beneen bu mujj bu génn fan yi gouvernement bi tamit xaw a defaraat taxawaayam ni mbir mi daal foog ngeen dakkal ko nu mu gën a gaawee te ñoom gouvernement bi dafa leen waxoon ni mën nañ ko wëyal ba pandémie bi jeex loolu lan moo waral li ni mel ak tamit ban impact la mën a am si ñoom am impact économique ak social si ñi fay liggéeyee ndax am na ay travailleurs yi nga xamante ni seen situation dafa nekk lu menacé wu loolu yëpp daan ci ñëw ak impact environnemental moo tax ñuy dalal Balla Diop nekk secrétaire général bu KAS di collectif des acteurs de l'eau en sachet monsieur Diop maa lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. maa ngi lay remercier bu baax monsieur Cissé. ci mbasam aussi si coono gi ndax fi nga jógee sore na ak tamit taw bi yëpp nga jógee fa nga jógee sax. Mbour exactement mais coono bi jar na ko. di la dalal jàmm. merci beaucoup c'est gentil encore une fois. oui. yaakaar naa ne daj coono bi moo gën coono ya cay topp. déedéet waay. mooy gën a oyof. dëgg la. donc maa ngi lay remercier bu baax. donc di nuyu say téléspectateurs yi leen di seetaan saa su ne. di rafetlu sa émission. parce que émission la boo xamante ni nii gis nañ donc njëriñ bi mu am ci askan wi. baat bi sax da ko wuyoo. donc maa ngi kennu askan wi voilà. donc maa ngi nuyu Sénégalais yëpp. di jiital ci nuyoo bi nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ma fi yebal donc muy KAS muy collectif des acteurs de l'eau filtrée au Sénégal. très bien di ci jiital donc président bi Mamadou Matar Sall. oui alors dem ba léegi wala fan yëpp toogoo leen ndax yéen da ngeen dem ba gis ni benn situation daf leen jaaxal ndax gouvernement bi. wala mën nañu wax ni tamit autorité ministère du commerce ñoom ak bàyyi woon na leen ak tamit ministère de l'environnement ngir ngeen mën a di produire di mën a jaay lépp jëm ci wàllum sachet en eau mbir mi di dem ñu ni ak pandémie fu mu toll ak jafe-jafe yu si am da leen di bàyyi ngeen wóoye ni ba pandémie bi jeex crise sanitaire jeex mais fan yii nii dafa am lu si bees lu si bees nag moo tax yéen ngeen jug lu si bees mooy gouvernement bi dafa taxaw tem ngir mbir mi mu dakkal ko alors d'abord lettre circulaire bi na nga gisee Balla Diop. lettre circulaire bi donc monsieur Cissé waaw donc ginnaaw bi ma la remercier. oui nekk na lettre circulaire boo xamante ni daf ñu jëlee kaw. daf leen bett. daf ñu bett jëlee ñu kaw. jur nag fitna bu doy waar ci sunu biir. déjà. seen biir. waaw seen naka. parce que di liggéey. xamoo ndax tey wala suba gendarmerie dinañ fa ñëw wala policiers yi arrêté sa liggéey. donc situation boobu la ñu toll. jamono ji là où je vous parle. rien que hier démb jot nañu ay écho. ci benn marché luuma boo xamante ne suñuy collègue dañ fa nekkoon. donc gendarmerie yi di nangu mbuusu ndox yi di toj. ah bon. oui on a aussi di nangu mbuusu ndox yi di toj. parce que ils ont reçu l'ordre donc au niveau donc de leur préfet ou bien du gouverneur ci localité ba ñu nekk donc pour ñu arrêter donc lépp lu jëm ci affaire mbuusu ndox loolu nag indi njàqare titange ci ñun ñi nga xamante ne ñoo ci yëngatu principalement ak njaboot yi wékku ci ñun ñëpp parce que jaay ndox ci sachet dafa nekk secteur boo xamante ne ni natt ko jafe na. ah bon waaw ndax li nekk ci ginnaawam moo rëy. natt ko dafa jafe. pour vous dire vrai ñun rek pour ñu natt ko on a des problèmes. ah bon ministères yi ñun ñi nekk ci secteur pour ñu natt ko. on a des problèmes. ministères yi pour ñu natt ko ils ont des problèmes. pour vous dire ñun suñu dernier recensement on était à 700 unités. 700 unités. te unités yi ci Sénégal te unités yi tolloo doole. da ngay dem benn unité mu am benn machine. nga dem beneen unité mu am 10 machines. nga dem beneen unité mu am 24 machines. te benn machine bu ne rek dina employer au bas mu entre 6 et 8 personnes. benn machine bu ne benn machine rek.
boo dee def 2 quarts di nga employé au moins au bas mot entre 6 et 8 personnes. kon mën nañu wax ni secteur bu nga xamante ni dafay indi xëy ñu bëri ñu ngi siy daan seen doole ñu bëri ñu ngi siy sutulu. nee naa la ginnaawam dafa yaatu. lépp jëm ci wàllum emploi des jeunes secteur boobu tamit mën nañu wax ni am na ay jeunes yu si gis seen bopp. monsieur Cissé. foofu dagguma la mais da nga lañ ci sama li ma lañ toon da nga ko voilà. oui nee naa la secteur bi dafa yaatu ginnaaw. bëriwuñ wax nag. bëriwuñ wax lu tax yéen bëriwoo leen wax. waaw parce que boo nekkee ci temps wu liggéey da ngay xam ne ci temps wu liggéey nga nekk. nga liggéey. su wax jotee nga wax. tant que ñu ngi lay may jàmm donc liggéeyal parce que ci la sa njëriñ nekk. ci la sa njëriñu njaboot nekk. très bien bu wax jotee nag nga wax. te wax nag dafa jot parce que lii moo koy indi. gin bërki dem ba. oui donc la ñu jot ay mise en demeure. mise en demeure. yenn ci sunu collègues yi. jot ay autorités donc de l'État. yu leen ne donc ils ont reçu l'ordre du ministre de l'environnement pour que seen activité ñu arrêté ko. maintenant mooy maanaam daar. waaw na soo xoolee bu baax ci l'air circulaire bi loolu moo si nekk. moo ci nekk. loolu moo tax ngeen jug. waaw loolu tax ñu jóg parce que dafa waroon nag un peu ak li nga xamante ni ministre bi mayoon nañu ko. waaw ñoom de dañu waxoon ni fii ba pandémie bi jeex mais ñoom est-ce que peut-être dañ sóoraale woon ak troisième vague. est-ce que waaw xam nga pandémie bi moom boo bëggee dégg-dëgg. kenn xamul ka lay. nañ jàpp ne suñu borom moo ko fi indi. te suñu borom moo ko fi jëlee. oui nu mu ko fi gën a mën a gaaw a jëlee nag moo gën ci ñëpp. bien sûr parce que bala nga naan naam day fekk nga ne fa. te yàlla nañu yàlla boole ci ñi koy nettali ëllëg. waaw donc ñu ngi ñaan yàlla. mu jële ko fi nu mu gën a gaawee. waaye daal ci mbaaxaayu président de la république. parce que bañ fa tollee nag mu tar dëgg ñu ne le 20 avril dañuy appliquer loi bi jëm ci wàllu plastique. pandémie bi dugg ñoom autorité seen bopp ñu gis ne ñun ñii kat bu ñu arrêté liggéey bi dina yokk problème yi ci réew mi. parce que nag dañoo nekk ci réew moo xamante ne comme ni ko sama benn xarit di waxee réew wuti ko la. wuti ko nee na ma da ngay xëy di ko wuti. da ngay xëy di ko wuti moo xam muy dépense moo xam muy leneen. xamul ndax da nga jot nag léegi. la ngay wuti wala doo ca jot. donc boo nekkee nag ci xeetu réew yu ni mel. donc da ngay privilégier emploi yi nga xamante ni ñoo fi nekk déjà. te li ma leer ba leer mën naa leen ko loolu moom lu ma gëm la. secteur bi ñu nekk amul secteur bu ko dàq. emploi ay jeunes amul ça n'existe pas. amul kon yéen. jox naa la répondre bu baax a baax ci emploi des jeunes. liñ ci mën kenn mënu ko ci. te nag ay bunt sax daf cee war a mën a ubbeeku. ay bunt ci plastique bii ñu aaye. ay bunt maanaam yan bunt. le président de la république daf ne ñaata emploi la bëgg a indi ci réew mi la bëgg a yokk. même ba muy wax sax mois de mai waxoon na day recruter 65000 jeunes. 65000 jeunes. oui. ñun dama la jox rek benn statistique indicatif. oui ne la 700 unités. defal nga def ne unité bu nekk mi ngi employé 10 personnes. ñun suñ dernier recensement on était à 30 000 emplois ci suñu secteur. 30 000 emplois. 30 000 si seen dernier recensement bi remonté ba kañ. la woon léegi c'est que. yàgg na parce que mën naa wax ne début 2000 bi ñu waxee ne loi bi dafay dugg la boobu la ñu constitué wu en collectif d'urgence. après ngeen. mais nag ci biir waaw ci biir loolu nag la ñu profité xool ñen ñoo ci yëngatu parce que auparavant xamante wuñu woon. mais li ma la mën a waxal mooy c'est un secteur boo xam au moins il y a 30 000 emplois lu bokkut ak ñi nekk ci mbedd mi. ah bon di jaay ndox. kon yow ñi ngay wax ni. li may wax mooy ñiy liggéey mi di jaay ndox bokkul. ça n'a rien à voir. te ñooñu aussi lim bu takku la macha allah. mais ñoo ëpp ñi nga xamante ne lim naa leen léegi. yow boo jëlee tëli bi ñaata jigéen ngay gis ñu yenn seen bool di jaay ndox. oui. ñaata xale ngay gis yu góor ñu yore ay mbuus di jaay ndox. oto bu gaar yi ñëw ndax soxla nga ndox bu sedd. wala nit ku romb ñu jaay. oui ñooñu mënoo leen a recenser xamoo nu ñu toll. te ñooñu ñëpp ci loolu lañ yaakaar. parce que ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Balla Diop nekk secrétaire général bu KS di collectif des acteurs de l'eau en sachet. alors mooy muusu ndox yi nga xamante ne moom lay jaay ñoom seen secteur bi fan yii nii lettre circulaire bi. moo tax ñu bëgg a xar seen tànk tubéy ba état wu Sénégal dellu si ginnaaw mën a dellu ginnaaw si li ni mel alors démb da ngeen doon daje ndax démb sax nañ amoon yéene invité fii mais ay xat-xat ak fi nga doon jógee ak seen réunion bi moo tax mu joowoon teewu si émission bi alors loolu ñu nangul leen ko ndax tamit kon da ngeen nekkoon si ay xat-xat bu nga xamante ni mbir mi xawoon na xat démb seen daje bi nekkoon na daje bu yàgg. lan moo fa tukkee. waaw daje bu yàgg la ndaxte ñu ngi ko door. oui
bi fukk waxtu jotee ci suba. te mën naa wax ne ba muy jeex daal boobu 16h jot na. oui li ko waral du lenn circulaire bi daf ñoo jëlee kaw. daf lañ jëlee kaw. daf la jëlee kaw. alors si biir waxtaan bi lan ngeen fa waxtaanee. liñ fa waxtaanee ku si nekk ak tamit lan moo fa tukkee exactement. waaw mën naa ko ci gàttal daal li fa jukkee mooy naka la ñuy def ba dem ci ñi nga xamante ne nii foofa la bataaxal bi jógee waxtaan ak ñoom. xamal leen suñuy mbébét parce que xam nañ suñuy mbébét parce que c'est pas la première fois qu'on va vers le ministre de l'environnement. delluwaat ci moom it. xamal ko ne ko lii de bu fekkee ne appliqué nañ ko lii lay jur te li muy jur gënul ci ñun en tant que chef d'entreprise mais gënul ci famille yi nga xamante ne dañoo wékk ci entreprise yooyu gënul it ci nguur gi. parce que ci sama yaakaar moom président de la république dafa nekk ci posture boo xamante ni posture mooy création ay emploi nu muy def ba ndaw ñi am liggéey. ci loolu lay xalaat. loolu lay xalaat mais pas nu muy def ba ndaw ñi ñàkk liggéey yi ñu am déjà. léegi nag bu fekkee ne da nga toll nag ci situation boobu. am naa yaakaar ne donc ak ku mu di doon rek muy ndaw si nguur donc da nga koy accompagner ci politique boobu. am naa yaakaar ne ci dynamique boobu donc le ministre de l'environnement nekk ba tax na donc dinañu recevoir ñu expliquer ko ñu jéem a teg ak moom jéem a waxtaan ak moom pexe yi nga xamante ni mën nañ koo def. ñu sauver secteur bi. deux li mu bañ. te mu nekk nag lu légitime. d'accord nga ni lu légitime la. lu légitime la li mu bañ lu légitime la. parce que quoi qu'on dise plastique il est avéré que scientifiquement ça peut nuire. donc mën na yàq gàncax gi. bien sûr impact environnemental bu doy waar. donc loolu même tax si wàllu wér-gu-yaram boo am na ay spécialistes yu ko wax. très bien loolu ñun ànd nañ ci. mais dañ ne anam biñ koy defee doo tëb dindi fi plastique. parce que plastique boobu yow yaa ngi koy jëriñoo. maa ngi koy jëriñoo saa su ne. léegi naka la ñuy def buñ ko jëriñoo buñ ko sànni nag ci mbedd mi. nañ ko fexe utiliser waat mu juraat beneen njëriñ. fi mu toll nii buntu yi dafa ubbeeku pour que plastique ñu jëriñoo ko. par le biais du recyclage. du recyclage. plastique bu mun di doon mën nañ ko recycler mu jur njëriñ. sénégalais ñi ngi jëm ci wàllu googu am na ay usines yoo xamante ne commencé nañ installé wu. donc di def recyclage. am na ay individualité yoo xam boo dee xool YouTube nii sax da nga ko gis dañ ciy def ay affaires yu extraordinaire. pavé Sénégal dañu toll ci période boo xamante ni période pavage la. Dakar bëggatuñ fay gis suuf. et pourtant ak sunu mbuus yi. mën nañu def de sorte que alors pavé yu rafet la ñuy am yu dëgër. je vous assure la science est là. ak muus yi. mais xoolal suñu mbokk spectateurs yi. c'est très simple. oui. boo demee YouTube y a un Sénégalais boo xamante ni dama ko naw temps yi laa ko découvrir ci YouTube. plastique lay jël defar ci pavé defar ci bouche d'égout yi ngay gis nii ci télé bi. yoo xamante ne camion mun na cee jaar te du def dara te ci mbuus yi la koy def. ah bon parce que. mi ngi fi xam-xam baa ngi fi. am na solo ñun ñii di wax yow. on est en train ñu ngi liggéeyandoo ay partenaires yoo xamante ne nii. mën nañ ko def à grande échelle. mais loolu nag du privé yu ndawaan yi mel ni ñun ñoo ko mën. il faut que ñu gouvernement bi accompagner mais kon ay privé yu ndawaan ngeen. bon noonu laa ko mën a tuddee. parce que ci sunu biir am na ay PME am na ay SAR am na ay SUAR. am na ay SA. donc seen secteur bi doole daal yemul. macha allah ay ponkol ñu ngi si biir Cameroun. waaw sant yàlla alhamdulilah yàlla xeeb dolli. amiin ya rabbal alamin monsieur Cissé. alors ñu gis ni yéen si seen secteur bi dafa am ñoo xamante ni si nañuy bay waar maanaam dañ si investir. investissement boobu yëpp ngeen def si ak lettre circulaire bi est-ce que du leen jural ay jafe-jafe yi nga xamante ni xamoo leen foo leen ko nar a waxee. jafe-jafe moom boo ko tuddee xanaa mooy baat bi gën a ndaw. ah bon xëy na bu amoon beneen baat bu ëpp boobu. ah bon dañ ko tudd. non c'est très simple. oui. c'est-à-dire ñun caaxaanuñ dañuy liggéey. très bien. ay sociétés lañ yore. sociétés yi ñoom ñëpp ci banques yi la ñuy liggéey da ngay jël xaalisu banque. investir da ngay leb investir. war a fay échéance bu jotee boo fayul li ci nekk du ma la ko wax. donc loolu kenn ko jàngal kenn Sénégal noonu la société yi doxe te loolu nag moo fi nekk. ji nga même bu dul mbas bi monsieur Cissé nañ waxtaan ministre bi daf ñu mayoon ba mbas bi jeex. te circulaire ba mu njëkk bind maa ngi ak circulaire. bien sûr. Et donc pour les sachets d'eau donc on leur laisse. continuer leur activité. jusqu'à la fin de la pandémie. pandémie bi xëy na jeex na xëy na jeexagul.
mais comme li ma sama benn waaye di wax nee na ma waan ba pandémie bi fa mu dooree nam fa mewoon ba muy commencé dafa mel ne foofu la Sénégal toll fi ñu toll nii donc mën nañ jàpp ne pandémie bi jeexagul Sénégal xëy na nag gis na ne dëkk bi satul dëkk bi mbuus yaa ngi fiy taxawaalu donc mu ne donc ñii nañu arrêté seen activité mais daal noonu bu ko defee na xam ne li muy yàq moo ëpp xëy na li muy defar. lu muy yàq moo ëpp li muy defar parce que je vous assure que au moins 30 000 emplois fa la ñuy jaar tembe. alors xool comme image bii nii soo ko doon commenter lan ngay wax Balla Diop wax ci micro bi s'il vous plaît. waaw image bi dafa mel ne ñaari jigéen laa gis. di toog di def emballage. lii la ñuy wax enchasseuse appareil bii nga gis moom lañ tuddee enchasseuse. c'est-à-dire liggéeyam lenn dong la ndox mi day ñëw jaar ci biir appareil bi mu sol ko ci biir mbuus bi kol ko ba pare dagg ko. ñooñu noonu nga gis lenn rek mooy nekk seen liggéey mu jël sachet bi ñu am ndox ba pare doo koy dugal ci emballage bi. waaw li image bu rafet la ci gis-gis. parce que da lay wóor na ay ndaw a ngi daan seen doole donc neewuñ di taxawaalu ci mbedd mi. te la ñuy gagné mu bëri mu néew xëy na mi ngi leen di fajal seen soxla. donc autorité yi ak ñun ñi nga xamante ni nii aussi dañu nekk ci beneen waar bi. di jàppale ndaw ñi. donc li ñu war a def daal moom mooy encourager ndaw yi à ce que ñu am liggéey. du ñàkk si tam tuuti wala ay simili néew Ramatoulaye Sall Diop mi nekk si réalisation bi dina nañu wanale ak lettre circulaire bi nga xamante ni moo jëm si lu nu mel alors mais quand même seen secteur bi tamit mën nañ wax ni am na ay loo xamante ni mën nañ leen ko reprocher si secteur bi d'une manière générale mooy ndox yi bokkul. ndox yi secteur bi am na ñu si dugg ñoo xamante ni est-ce que réellement war nañ si dugg ndax foo dem am na ñu baax am na ñu bon mais quand même ndox mi du ñëpp. ñuy jaay ndox de la seen ndox sell. loolu mën nga si d'accord ak man Balla Diop. bu baax oui bu baax d'accord naa ci yow bu baax. Sénégal moo di réew boo xamante ni lu nit gis yaakaar ne am na dara nga dugg ci. moo xam nga am ci tuuti xam-xam moo xam nga ñàkk ko ca am. Sénégal moo ni tëddee mais nag sant yàlla parce que nit ki bu yëngatu aussi ci secteur. il faut que moo am ce qu'on appelle une responsabilité. boo xamante ni daf koy war digganteem ak boppam digganteem ak ñi muy liggéeyandoo digganteem ak réewam. alors loolu tax ñun collectif des acteurs de l'eau filtrée au Sénégal. ñu taxawal association bi donc le 3 juillet bi passé lañ taxawal association bi def ak assemblée constitutive bi à Thiès. ci chambre de commerce bu Thiès Sénégal yëpp était présent. donc yàlla dimbale nañu ñu taxawal bureau. boo xamante ni nii dañ koo sas ab mission boo xamante ni nii moom mooy identifier d'abord ñiy yëngatu ci secteur bi ñëpp. dama def de sorte que li ñuy liggéey nekk méngoo ak li gën. waaw loolu nag nekk na liggéey boo xamante ni liggéey bu yaatu la. te ñun leer nañu ne ki ñu ci mën a jàppale du kenn ku dul nguur gi. am na solo donc pare ñi ngi liggéey pour aller en direction du ministère donc du commerce. jëm aussi ci ministère de l'environnement. ak ministère donc de l'hygiène publique jéem a seet naka la ñuy lënkaloog ñoom ak ministère de l'intérieur naka la ñuy lënkaloog ñoom ñu def de sorte que secteur bi ñu assainir ko. ñu accompagner ci ñu ci ba kenn duñu xalab ëllëg di jëm baaraam parce que yéen ñii kii ci yéen la bokk wala bokk. alors Balla Diop sànq nee nga lu mu néew seen secteur bi mu ngi employé am na 30 000. il y a 30 000 waaw personnes. mais ci wàllum chiffre d'affaires secteur bi lan lay rapporter ci wàllum xaalis. soit par an wala par an am na solo ñu xam ko ak tamit weer bu nekk d'abord si xayma si lu gàtt weer bu nekk secteur bi ñaata la mën a apporter ci wàllum koppar. waaw xëy na xayma ko d'un point de vue global dana métti. parce que li ma lay wax la rek secteur la bu regroupé. ay unités yoo xamante ni seen doole yemul. da nga ci gis unité bu am benn machine. nga dem ba gis ci sax unité bu am 24 machines ou plus. donc ça dépend daal. ça dépend des unités ak ku ci ne sa doole fa mu toll daal. de sorte que donc boo bëggoon a xayma chiffre d'affaires bi muy générer par an wala par mois dana jafe. mais quand même est-ce que loolu waroo leen si travailler tamit surtout yéen waa collectif des acteurs. ci lañ nekk en sachet ngeen xam ni ngeen xamee ni 30 000
emploi am na si mais ci wàllum chiffre d'affaires ñu xam exactement ndax sànq da nga ni seen secteur bi wàllum xëyu ndaw yi seen secteur bi mën nañu wax ni gisoo ko si mën mais fekkee ni foofu nañ déparé tamit dafa am solo ñu xam ci wàllum koppor seen secteur bi ñaata moo siy dugg. c'est important ñoo ngi ci xam nga nee naa la sànq le 3 juillet bi la ñu toll tey la lan le 3. waaw tey le 3 donc tey la ñu am un mois bi ñu defee sunu assemblée générale constitutive. donc fal bureau donc je salue au passage Matar Sall mi président bi di nuyu bépp membre rek bu nekk donc ci Mbour groupe bi ak ci comité directeur bi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. donc un mois rek la ñu amagum bi ñu taxawalee bureau bi ñi ngi liggéey nag. commission bu nekk dafa am lu ñu la sas mais loolu nga wax moom yàlla kulli àll donc dafay bokk ci liggéey bi nga xam ne. alors dina yegg si incha allah. qu'est-ce qui a changé entre temps fi nga xamante ni foofu la leen kilifa yi waxee ni mën ngeen wëyanil seen vente ak seen production jëm ci wàllum muus ndox yi ba mbas bi jeex léegi fan yi nii moom ñu génnaat ni mbir mi da ngeen koy dàkkal nu mu gën a gaaw si sa gis-gis lan moo tax mbir mi am soppite. ci sama yaakaar. wax dëgg da caa baax. xëy na mbuus yi ñuy gis ñu taxawaalu ci mbedd mi moo ko waral. mbuus yi nag c'est vrai boo génnee. ngay gis mbuus yi moom ñu ngi ci dëkk bi ba léegi. ñu ngi ci dëkk bi. c'est vrai xëy na salte googu moo tax ñu ne attends donc ñii comme que mayoon nañ leen donc nañ leen dindi mayil nga leen mayoon. mais nag bu loolu amee. dafay baax ñu fàttali ne ñun bañ ñu mayee nañu ba pandémie bi jeex tooguñu croiser sunuy bras. yaccaral déedéet. lan ngeen juste après loolu. mun naa la wax ne def nañ fi ay seetal ay journée yoo xamante ni jafe na nga gis kuréel bu ko def Sénégal. ah bon. je peux vous assurer on a dépensé des millions pour faire des seetal. des millions. ngeen def seetal fan si réew mi yëpp. on a fait à Dakar. oui. à Yoff d'abord. Yoff. waaw boobu maa ngi fàttaliku boobu. yaa ngi fàttaliku boobu. oui. on a fait aux HLM. Rien que le seetal des HLM nous a coûté 7 millions. seetal bu HLM. 7 millions. 7 millions juróom-ñaari millions. Mbaaw bi ministre Abdou Karim Sall bii dëkk. tey dem nañ fa ba ci koñam ñu def fa seetal. moom keroog dafa kontaan ba dafa génn. parce que li jëm ci Mbaaw ak plage bi yooyu yëpp dañ ko defar ba mu rafet moom ci boppam daf ñoo jox tracteur pour participer ci seetal. yéen. Caaroy géej yooyu yëpp dañ fa def seetal ñu jógee foofu ne on va décentraliser dem ci région yi. dem région de Louga parce que région de Louga ministre Abdou Karim Sall da doon wax naan boo dee dugg si mbuus ñoo naan la bonjour boo dee dem ñu naan la au revoir ñu bàyyi ko ba mu dem nag ñu ne nañ leen def journée nationale seetal Louga. oui. def fa benn journée boo xamante ni musta am Louga. maire ba dafa woon. le président du conseil départemental était là les députés Mbéri Sylla étaient là. et tous ils étaient contents ci sunu mouvement moo taxoon ma ne ñun yàccaaral luñ croisé wuñ sunu bras. toogoo leen. xëy na nag action yooyu nekk na lu néew par rapport ak li ni réew yaatoo. mais ñun xeebuñ ko parce que ci sunu poche lañ ko génne. ak ci sunu ñaq pour def ko. lañ ca jublu woon nag moom mooy won sénégalais rek ne ñëpp dañu defee ñun réew mi dina set. xëy na donc mbuus yu bëri yi moom moo indi circulaire bi wala arrêté bi ministre bi jël le 19 juillet bi ne nañu arrêté donc sunuy activité. oui. ma di ko ñaan rek. di ñaan président de la république nañu xoolaat bu baax li ñuy def. parce que nekk na secteur boo xamante ni yombul nga créé waat beneen secteur bu ne mel. alors ban apport le sachet ndox yi am. ci corona bi xam nga am na ay jamono ñi nga xamante ni ba léegi sax am na si yenn gox yi xamante ni nit ki dafay naan jox moroomam mu naan loolu yéen jàpp ngeen ni que ni contexte corona bi ak seen sachet ndox yi loolu mën a tax ba li ni mel mën a bañ a am alors loolu da nga koy dëggal que ni sachet ndox yi vraiment mën na nekk li nga xamante ni dina tax ñu éviter ndox. koppa dieeg kopp ku naan jox sa morom naan. dëgg-dëggal bu gaaw kooku kër ma ci sikki sàkka. démb looloo amoon. da ngay teg paan ku naan jox sa morom mu naan. ay tuberculose
yenn xeetu feebar yoo xamante bëgguma koo tudd yàlla na fa yem parce que Sénégal bu ñu demee ba amatuñ yenn xeetu feebar yooyu mën nañu wax ne en partie mbuusu ndox moo ko fi jëlee parce que ñëpp amuñu doole jënd bouteille bi ñaata lay jar bouteille bi ñaata lay jar lu mu néew dina jar ñaar fukk Sénégal yëpp amuñu ci journée bi nga jënd ñett ba ñeent bouteille pour mën a màndi te mbuusu ndox bi mi ngi def ay 400 ml mi ngi jar fukki dërëm ba mu amee ba léegi cet la àndal parce que image bi nga gis léegi ci télé bi amul fenn foo xamante ne nit dina laal ndox bi déedéet mbuus bi rek ngay jël dugal ko ci emballage bi donc ndox may nekk ci biir en principe ndox mu set lay doon ndox mu ñu segg ba pare lay doon loolu nag mënul def ci nit ki lu koy filtrer système de filtrage bi sax du ma dugg ci détail yooyu parce que c'est très compliqué. c'est très compliqué. mais daal day jaar yoon. mais xamal ne daal. système de filtrage mënu ko gën. waaw parce que on a des machines de dernière génération pour vous dire vrai. ndox mi ngay gis nii ci bouteille yi. oui mën naa wax ne quelquefois sax ndox nekk ci bouteille ñun suñu ndox gën ko. quelquefois. Balla Diop yaa wax loolu. ma wax loolu je suis dans le milieu. je sais ce que je dis. et je peux vous dire que machines yi ñuy defar bouteilles yi di utiliser pour def ndox. ce sont les mêmes machines ngay retrouver donc ci unité yi may wax. donc d'un point de vue qualité. ndox mi qualité la. waaw donc mën naa wax effectivement comme vous avez dit ndox mi yokku na wér-gu-yaram ci doomu aadama yi. bu baax yàlla nañu yàlla musal nag ba yenn xeetu feebar yooyu buñ ca dellu si waat. alors impact environnemental bi lan nga siy wax. loolu quand même mën nga wax ni que ni sachet yi dana indi ay jafe-jafe ci wàllum njeextalu alam bi. de façon générale rek nañ wax plastique. plastique oui. plastique de façon générale. donc du sachet ndox yi kese. ay plastique. d'accord nañ ne. donc am na njeexantal yu bon ci alam bi moo xam donc muy ci géej gi moo xam muy ci suuf si moo xam muy ci jur gi. loolu yëpp ñun d'accord nañ ci mais dañu ne Sénégal ak fi mu toll. ci développement. tollooguñ foo xamante ni mën nañu jeexal sachet plastique ci Sénégal fi ñu toll nii. mënuñ ko jeexal mënuñ ko tëb rek dindi ko fi. léegi nañ ko def de façon intelligente. seet ñi nga xamante nii ñoo ciy liggéey naka lañ leen di accompagner. ci benn horizon boo xamante nii kat buñ fa yeggee day leer ne au moins bu fekkee ne sachet plastique yi dañu à 100%. dañ na à 70 ou à 80%. kon mais loolu nag dafay laaj accompagnement. kon da nga bëgg wax ni jamono ji loolu mënu fi jógee xanaa machine yi nga doon wax léegi nii bii si la bokk. non kii sax lii en sachet la bii mooy machine biy defar sachet ba léegi. machine bay defar ndox ma nag. bay defar ndox ci bii. très bien généralement on utilise des osmoseurs. oui c'est-à-dire c'est des machines mooy li président de la République Macky Sall bugg a def à Yoff. ci géej gi océan bi donc dindi xorom bi. ci océan bi di ko jox nit ñi ñu koy naan donc ñun machine yooyu lañ yore ah. peut-être yu ko gën a tuuti que par rapport ak moom machine yi mu bëgg a def foofu mais machine yooyu lañ c'est des machines qui coûtent très cher. oui voilà. alors ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Balla Diop. nekk secrétaire général bu collectif des acteurs de l'eau en sachet ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum mbuusu ndox yi nga xamante ni ñoom soxla baax seen secteur bi alors Balla Diop jamono ji kon da nga bëgg wax ni Sénégal parewul ngir li ni mel jógee fii. en tout cas xam naa ne volonté politique bi mu ngi fii. parce que nag quoi qu'on dise dañu nekk ci réew moo xamante ni dafa am ay engagements internationaux. oui donc moom ak yeneen yi réew yi donc bokk nañ ay xaatim yoo xamante ni dañ ko war a déroulé. te boo ko dee xool CEDEAO daf ne moom à l'horizon 2025 daal. bëgg na réew yi ko seq yëpp buñ fa gisati donc plastique wala yenn xeetu plastique yi. 2025 Sénégal nag dafa tënku donc. ci convention boobu. donc non jaadu na Sénégal comme yeneen naataango mi mu fexe ba kenn du ko kii ci biir loolu mais ñun dañu ne. boo ko dee def it na nga ko def de façon intelligente nga sóoraale say doomu ndaw réew. ñi nga xamante ni ñu ngi yëngatu ci secteur boobu ba nga xamante ne boo dee lugal loi bu ni mel it wala boo koy appliquer doo leen faagaagal une bonne fois pour toutes wala boo demee ba xam ne lii mënut a ñàkk nga seet naka laay def pour mu am reconversion. am na solo alors wàllum accompagnement bi nga sànq lan lay tekki soo nee mbir mi mënu fi gaaw a jóge jamono ji ba pare fekkee ne dafay am foog autorité yi
taxawal lu ñuy wax accompagnement maanaam di gunge leen jàppale leen soo ko waxee pour mu gën a clair si bopp ñi ñuy seetaan mu gën a leer si bopp askan bi lan nga bëgg wax. ñaar laa am yaakaar ne mën na nekk. benn nguur gi woo la ne la ah yow de yaa ngi yëngatu ci secteur bi bëggoon nañ xam lan nga ci def. boo bëggee jóge ci lii dem ca lee lan la laaj. ak naka laa la ca mën a gunge. loolu mën naa am. beneen mbir bi mën a am aussi mooy mu ne 2025 de mooy app bi nga xamante ni bëgg nañ plastique jóge ci réew mi. mu laaj la ne yow kañ nga yaakaar fii ak 2025 ne war ngaa mën a appal sa liggéey. ngeen waxtaane ko parce que ay société encore une fois moom laa wax moom la ñuy def man sama société ba ma koy defar maa ngi ko jox durée de vie 99 ans donc defar ma ko. 99 ans 99 ans. daanaka téeméeri at bu manqué benn. voilà donc defaruma ko pour mu dund benn at wala ñaari at dee te maa ngi ko créé en 2017. 2017 ak 2021 ñaata at la du ñeenti at motagu ko sax léegi donc nga rey société boobu alors que ay investissement millions lañ ci defoon. c'est que ñun suñ problème c'est que plastique yàgg nañ ko ay depuis 2015. mais ñun bokkuñ ci woon. loi 2020 yéen daal bokkoo leen si woon. non bokkuñ ci woon. oui bokkuñ ci woon parce que. plastique ba ñu aaye woon dañuy wax plastique sàngam ak plastique sàngam la ñu aaye. mais ñun plastique bi ñuy liggéeyee bokkutoon ca loola. donc ñun loi 2020 ba doonuñ ci woon doon bàyyi xel. loi 2015 ba. 2020 la loi ñëw rek ne dans 3 mois vous allez arrêter votre activité parce que seen sachet plastique yi dugal nañ ko ci loi bu bees bi. mais c'est pas possible. nit mënul dem ci banque yi lépp. wala wëri ay mbokkam ñu dajaleel seeni koppar jox ko. wala mu jóge bitim réew la mu amoon kas néew ci ay économie mu investir ko ci benn domaine nga xëy ne ko dans 3 mois. te yëgul tinul te mu am këyit ya war. kon da ngeen tiit si conséquences économiques et sociales si lii lu nar a jur. mais ku tiitul doo nit. nit ku ne. oui sa sutura rek nga am. très bien oui. ku ko bëgg a uññi. mais naka ngay def. ñun nag wax dëgg fa yàlla on est des sénégalais responsables lenn rek moo ñu yitteel mooy nañuy ñàq ku ñu mën a dimbale ci sunu liggéey it ñu dimbale la. Balla Diop oui ma bàyyi la nga daaneel foofu. voilà donc li ma bëgg a daaneel daal mooy encore une fois sa dernier mot oui. ginnaaw bi ma la remercier encore une fois. di wax autorités sénégalaises yi que nañ ñu jàppale ci sunu secteur bi dooleel ñu ba li nga xamante ni moom la ñuy bañ moom mooy les déchets post-production. ñu fexe ba gérer ko. ñun pare nañ pour def ay propositions on travaille avec des partenaires ci lu jëm ci recyclage on travaille avec des partenaires ci lu jëm ci naka la ñuy def ba dootuñ gis mbuus ci mbedd mi loolu nag il faut que autorités yi ci seen bopp ñu jàpp ci naka lañ ñuy jàppalee d'abord su mouvement bi nañ ko accompagner ñu identifier ñi yëngatu ñëpp ci milieu ndox bi s'il le faut ñu teg taxe yoo xamante ne ci plastique bi lañ koy teg mais ñu réglementé ko. très bien créer benn genre fond vert boo xamante ni lépp luy plastique ci Sénégal bu fi dugg moo xam bu ñu importé wala moo xam bu ñu produire dootuñ ko gis ci mbedd mi mais dinañ am fu ñu ko dugal. bu ñu valoriser plastique rek. am na solo yeneen liggéey génn ñëpp am jàmm ñu am jàmm ñëpp am jàmm. am na solo maa lay gërëm bu baax di la sant. merci beaucoup monsieur Cissé. di la ñaanal ma dellu si jàmm. yàlla leeral yoon bi. amiin ya rabbal alamin. jërëjëf mu nekkoon Balla Diop secrétaire général bu KS di collectif des acteurs de l'eau en sachet moo nekkoon tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi mbokk téléspectateurs yi amul seen fay ñu leen di gërëm bu baax di leen sant. Ramatoulaye Sall Diop moo nekkoon ci réalisation bi Torodo nekkoon ci son bi ci caméra yi. Moussa Dia ak Angèle ñoo si nekkoon amul seen fay ba suba incha allah mbokk téléspectateurs yi ñeenti waxtu.